ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñu waxtaanee kii di Omar Blondin Diop. Omar Blondin Diop ñu bëri bu ñu déggee turam du leen jox dara parce que dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñooy les oubliés de l'histoire maanaam ñi nga xamante ni da leen fàtt ci taarixu réew mi. Omar Blondin Diop di doomi Sénégal nekkoon ndaw parce que bi muy génn àdduna mi ngi amoon 27 ans ñaar fukki at ak juróom-ñaar mais diir bu gàtt bi nga xamante ni dund na ko dafa liggéey lu bari ci xeex tubaab yi ngir Sénégal moom boppam roccee ko ci li nga xamante ni mooy dépendance ci li nga xamante ni mooy digganteem ak France jàmmaarloog nguuru Léopold Sédar Senghor di xeex ak ñoom ba bés biñ koy rey bésu 11 mai 1973 anam yiñ ko reyee yooyu yëpp dinañ ci dellu si waat pour que nouvelle génération bi ak ay mag sax parce que am na ñoo xamante ni ay mag lañ mais xamuñu histoire Omar Blondin Diop mooy kan dañuy dégg tur bi rek am na ñoo xamante ni sax mosuñu dégg turam loolu tax ñu profité ci occasion bii nii ci weer wi nga xamante ni ci la ñuy fàttaliku génn àddunaam comme niñ koy faral di defee suñu mag yi nga xamante ne nii marqué nañ histoire du Sénégal te amaana sax dañ leen fàtte du ñu jàngale seen histoire du ñu jàngale seen jaar-jaar ñu expliqué leen ko ngeen xam ñooy ñan Omar Blondin Diop bokk ci ñooñu nekkoon révolutionnaire amoon ay yéene pour Sénégal taxaw jàngee France dellu si nag ci biir réewam ku yàgg a xeex nooteel ku yàgg a xeex li nga xamante ne nii mooy dépendance ci réew bi nga xam ne moo ñu colonisé woon muy France. Omar Blondin Diop mi ngi juddu le 18 septembre 1946 fi nga xamante ne nii mooy Niamey di réewum Niger donc dafa bokk ci doomi sénégalais yi nga xamante ne nii juddoowuñ ci réew mi maanaam bitim réew la ñu juddoo mais sénégalais la waajuram sénégalais la ay maamam sénégalais lañ te xeex bi nga xamante ni mosoon na ko def ci giiru dundam yëpp Sénégal a tax mu def ko ba niñ koy faatee sàkkar ko pexe ngir briser li nga xamante ni mooy élan bi nga xam ni jëloon na ko. Omar Blondin Diop nag ku ko xam ko ci statut normalien parce que dafa nekkoon intellectuel nekkoon ndaw bu xarañoon macha allah ci wàllum jàng mu amoon chance dugg ci école normale de Saint-Cloud muy école bu mag boo xamante ne nii du n'importe qui moo fay dugg foog nga am xam-xam foog nga am culture foog nga am benn niveau intellectuel boo xamante ni moo lay may nga réussir concours pour mën a dugg ci école normale de Saint-Cloud la preuve en est que Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni moo nekkoon président du Sénégal defoon na concours école normale de Saint-Cloud bi nga xam ne nii école de référence la dugg fa c'est un honneur Léopold Sédar Senghor defoon na concours bi mais amu ko woon mais Omar Blondin Diop ci xam-xamam ci intelligence bi nga xamante ni amoon na ko en tant que ndaw réussir concours boobu noonu nekk normalien. avant loolu aussi Omar Blondin Diop def na li nga xamante ni mooy étude secondaire maanaam jàng bu digg doom ci lycée Louis le Grand bu Paris après bi mu ko amee ci la yeggali njàngam def ay études universitaires comme ni ma leen ko waxee sànq ci école normale supérieure de Saint-Cloud fa la jàngee fa la amee lijaasa mais ci période bi nga xamante ni fa la nekkee ci école boobu noonu di jàng di def ay études supérieures am dafa engagé woon ci li nga xamante ni mooy mouvement étudiantin yi nga xamante ni ñi ngi ko doon def étudiants yi nga xamante ni Afrique la ñu sokkeekoo mouvement yi ñu doon def engagement yi ñu doon def moo xam ci wàllum politique moo xam ci wàllum social Omar Blondin da ci doon nekk di xeex ak yeneen ndongo yoo xamante ni Afrique la ñu sokkeekoo ngir sigil der bu ñuul xeexal seen réew jàpp ni dañu war a moom suñu bopp. ci engagement boobu noonu nag nga xam ni amoon na ko jamono jooju noonu Senghor tegoon ko bët parce que Senghor xam na ni non seulement Omar Blondin yàlla may na ko xam-xam jeune la bu am intelligence te xam na ni jaar na ci école bu baax boo xamante ni nii kenn du ko mën a contester ci li nga xamante ni mooy parcours ci wàllum njàng te xam na ni yoon wi nga xamante ni jël na ko ci wàllum révolution ci wàllum engagement ci wàllum activisme Senghor gisoon na ni xale bii may gis tôt ou tard dina dellu ci Sénégal te mun na ma jural jafe-jafe ci li nga xamante ni mooy scène politique bi nga xam ne Senghor commencé woon na laal ay plan am pour xool naka lay nootee doomu aadama yi naka lay tëralee ay stratégie pour dominer Sénégal te lépp nag jaare ko ci anéantir maanaam xeex ay hommes politiques yu fort yoo xamante ne nii daañ ko mën a jural ay jafe-jafe wala daañu mën a jàmmarloog nguuram donc Senghor bàyyi woon ko xel d'ailleurs sax Senghor dafa amoon benn phrase boo xamante nii dafa amoon souvent habitude di ko wax Senghor daan faral di wax naan di ko tooñ naan ko Omar Blondin Diop le normalien de Saint-Cloud ce que Senghor ne fit jamais maanaam Senghor da doon répéter phrase boobu noonu juste pour jéem a tuutal Omar Blondin Diop maanaam jëm ko wàññi mais lépp ci xeetu jalousie la woon maanaam Senghor mënu woon supporter Omar Blondin Diop ndax xam-xam bi mu amoon parce que Senghor agrégé en grammaire Senghor ku dégg tubaab Senghor parcours bi mu am ci wàllum jàng mais Senghor il a très tôt compris que ni Omar bis bu paree li muy def njàngam en tant que normalier ak xam-xam bi mu am
day ñëw dal ci kawam parce que amoon na ay idée amoon na idéologie boo xamante ni gëmoon na ko te fas yéene woon na appliquer ko bis bu paree ay njàngam dellu si Sénégal. ci noonee Omar Blondin Diop en tant qu'intellectuel en tant que ku gëm réewam gëm fi mu cosaanoo bokk ci mouvement contestataire maanaam mouvement bi nga xamante ne nii ñoo taxawoon pour jàmmarloo nguuru Senghor bi ñu jàpp ni ab pion la bu fi France tegoon après indépendance pour que ñu wéyal processus de colonisation bi maanaam nooteel bi nga xamante ni tubaab yi ñu ko doon def ñu fas yéene ko wéyal gannaaw ba ñu joxe indépendance mais ci naka teg fi ab pion boo xamante ni nit bu ñuul lay doon comme ñun muy Léopold Sédar Senghor boo xam ni mooy wéyal ñoom mission bi ñu tàmbale woon te kenn du xam nu mu demee. donc Omar Blondin Diop xamoon na stratégie bi nga xamante ni France tegoon na ko donc ci ginnaaw mouvement contestataire yooyu noonu nag mu jàmmaarloog idéologie wala politique bi nga xamante ni Senghor bëggoon na ko teg fii ci Sénégal. comme ni ma ko waxee woon sànq Omar Blondin Diop matale yéeneem dellu si fi nga xamante ni mooy Dakar inscrire nag ci logique boo xamante ni mooy logique révolutionnaire maanaam taxaw jàmmaarloo nguuru Senghor bi nga xamante ne nii dafa amoon benn politique francophile comme ni ma ko waxee sànq wóoyal processus de colonisation bi nga xamante ni tubaab yi tàmbali woon nañ ko. parce que jamono jooju noonu Senghor naka la def dafa jël ab doomu France muy Jean Collin def ko li nga xamante ne nii mooy ministre de l'intérieur maanaam ministre boo xamante ni mooy caytu lépp lu jëm ci xeetu politique intérieure maanaam biir réew mi maanaam loolu dafa leer français yi ñoo contrôler li nga xamante ni mooy Sénégal. jamono yooyu fekk Omar Blondin Diop ñibbisi fi nga xamante ni mooy Dakar mu engagé wu nag en tant que militant anticolonialiste parce que dafa jàpp ni colonisation bi tur bi rek moo dañ mais ci fee yi mi ngi am ba léegi mu taxaw nag ak ay frère am ñoo xamante ni nii ñoo bokk benn deret àndoon ak ñoom ci xeex boobu noonu parce que ñoom dañu ne duñu accepter ñu ne am nañ indépendance ba noppi ñu am ab ministre boo xamante ni mooy ministre de l'intérieur di caytu lépp luy doxalinu biir réew mi kaaraange bi teg ko fi cela veut dire que indépendance bi ñuy wax amul ça n'existe pas. Omar Blondin nag ànd ak i ñoñam taxaw pour xeex ko. ñu ñëw ci les années 70 yi jamono yooyu noonu Georges Pompidou dafa waroon ñëw fi nga xamante ni mooy Dakar ci visite bi nga xamante ni doon na ko fi amal comme la ñuy faral di gis nii suñu jamono ji rek bu tubaab bi naree ñëw di fi visiter Senghor commencé def ay liggéey ay travaux di yàq xaalis ngir defaraat dëkk bi jekk-jekkal ko jël alal réew mi di ko yàq di jël ay millions di ko def ci ay travaux yoo xamante ni du dara lu dul teertu ki nga xamante ni mooy Georges Pompidou fi nga xamante ni mooy Dakar léegi Omar Blondin ak frère am yi loolu métti woon leen parce que mënuñu comprendre naka la ñuy jëlee suñu alal di ko caxat-caxatee ceeb gan goo xamante ni diir la fi def dellu si waat ñu jël alal réew mi ay millions di ko yàq ci loo xamante ni mënoon a jëriñ askan wi. léegi ñu révolté wu dem ministère des travaux publics bi nga xamante ni moo yoroon liggéey yooyu ngir waajal ñëw Georges Pompidou taal ko parce que fee yi noonu la demee dem tamit centre culturel français taal ko également pour wane seen naqar. ci semaine boobu noonu ñu teg leen loxo mais bi leen di teg loxo fekk na Omar Blondin Diop mu dem Mali bi bu demee Mali nag après lañ ko informé que ni jàpp nañ frère am yi ci noonee la ñibbisi Sénégal ngir taxawu frère am yi nga xamante ni jàpp nañ leen parce que mënu fa toog alors que frère am yi ñi ngi fii Senghor tee leen tëj leen kaso. bi mu ñibbisee ñu teg ko loxo bésu 23 mars 1972 ñu accusé ko comme koo xamante ni defkatu ñaawteef la ak tamit koo xamante ni espion la maanaam ab agent boo xamante ni dañ ko yónni fii Sénégal ngir mu créé fi li nga xamante ni mooy musiba. ci noonee ñu samp ab tribunal spécial boo xamante ni nii mooy saytu dossier am ak frère am yi ñu condamné ko li nga xamante ni mooy 3 ans de prison ñetti ati kaso yoo xamante ni da koy tëdd ñu teg ci ndoddam ne dafay def li nga xamante ni mooy atteinte à la sûreté de l'État maanaam koo xamante ne nii dafa bëgg a naxasal li nga xamante ne nii mooy nguurum Sénégal. ci noonu lañ ko tëj yóbbu ko fi nga xamante ni nii mooy prison fële ci Île de Gorée maanaam dañ ko jël rek def ko comme ab jaam parce que c'est symbolique parce que le fait que ñu jël ko yóbbu ko Île de Gorée loolu rek c'est significatif comme suñu maam yi démb ba leen doon noot ñoo fi jënd ay jaam yóbbu leen Gorée téye leen fa laata bato yi di ñëw di leen yóbbu États-Unis ñu leen di jaay ñi nga xamante ni amuñu kàttan ñu jël leen jox leen ay xont ngir ñu am doole ñu jël leen yóbbu leen jaay leen tëj leen fi nga xamante ni mooy Gorée donc c'était significatif li nga xamante ni defoon nañ ko Omar Blondin Diop maanaam tëj ko Gorée ñetti at yoo xamante ni daf koy tëdd. at lañ ci teg maanaam 11 mai 1973 Omar Blondin Diop ñàkk li nga xamante ni mooy bakkanam ci biir prison ca Gorée gannaaw bi mu amee ab altercation ki nga xamante ni nii mooy Jean Collin
Jean Collin comme ni ma ko waxee sànq mooy ministre de l'intérieur bi nga xamante ni doomu France la bi Senghor indi woon ngir mu xool caytu lépp loo xamante ni mooy doxalinu biir réew mi. Contrairement à ce que état du Sénégal li ñu bëggoon gëmloo jamono jooju Omar Blondin Diop biñ ko tëjee woon kaso foofu nga xam ne mooy Gorée bis bu ne 15 minutes de pause la amoon maanaam 15 minutes yoo xamante ni day pause mën a doxantu tuuti jël air ak yooyu noonu. bis bi nga xamante ni lañ koy rey muy 11 mai 1973 Jean Collin ci boppam dafa waroon ñëw rendre ko visite mais Omar Blondin Diop dafa bañoon ni moom du recevoir ki nga xamante ni mooy Jean Collin parce que ñoom seen xeex moo nekkoon jëlee fi tubaab yi après bi ñu amee indépendance moom suñu bopp doxal suñu réew ci niñ ko bëggee. Omar Blondin Diop ne moom benn seconde du ko perte ci li nga xamante ni mooy 15 minutes de pause yi ñu ko may ngir jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Jean Collin parce que jamono jooju Jean Collin li mu bëggoon mooy gis Omar Blondin pour proposer ko mu ñëw rejoindre leen jàppale liggéeyu France fi nga xamante ni mooy Sénégal. Omar Blondin refusé catégoriquement ne moom da ko dul sax far gis bay waxanteeg moom quoi que ce soit. léegi Omar Blondin bi mu bañee Jean Collin ne garde yi nañu génne ki nga xamante ni nii mooy Omar Blondin par force biñ koy génnee Omar Blondin Diop bañ lànk ne moom du génn du jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Jean Collin garde yi jàpp ko dóor ko gaañ ko ba ni mu ñàkkee bakkanam. léegi bi mu deewee il fallait que ñoom nguuru Senghor en complicité ak Jean Collin créer ab scénario maanaam nax nit ñi pour benn ñaaw njort benn dut am ñu sos lan lañ sos dañu ne Omar Blondin Diop dafa pendre boppam ci biir kaso bi nga xamante ni mooy Gorée muy sos goo xamante ni nii du dëgg teguñu ko fenn ay mbir la yoo xamante ni dañ ko créer scénario bu ñu monté la parce que prison ba amul woon benn moyen pour pendre boppam juste que ay nar yu ñu orchestré la proposé ko Sénégalais yi ne waaw Omar dafa rey boppam ci biir kaso bi alors que amul. loolu xel nangu ko woon maanaam xaru Omar Blondin Diop xel mënu ko woon nangu parce que ak projet yi nga xamante ni amoon na ko ak idée yi nga xamante ni bëggoon na ko def biir Sénégal gannaaw bu ñu fi jëlee Léopold Sédar Senghor xelam xalaatul woon muy xaru parce que jamono jooju mi ngi amoon seulement 27 ans ñaar fukki at ak juróom ñaar. léegi Omar Blondin Diop bi mu génnee àdduna papaam décidé porter plainte parce que xam na ni doomam dañ ko rey ci noonee la dem saisir ki nga xamante ni mooy doyen des juges d'instruction pour ñu ubbi enquête ñu xam doomam lan moo ko rey. après bi mu defee plainte bi magistrat bi consulter li nga xamante ni nii mooy cas boobu noonu ba ñu pousse ci dossier bi ba inculper ñetti policiers yoo xamante ni nii ñoo monté woon garde bés bi ñuy rey ki nga xamante ni mooy Omar Blondin Diop. ñu war leen déglu woyal enquête bi parce que jamono jooju commencé woon nañ am ay traces de preuve mais semaine bi ci topp magistrat bi nga xamante ni moo géré woon dossier boobu noonu dañ ko dàq relever ko li nga xamante ni mooy ay fonction am te li pire mooy papay Omar Blondin Diop pour xoxotal ko tiital ko dañ ko tëj kaso ndax porte plainte bi mu porte plainte nguuru Sénégal ci anam gi ñu rayee doomam ñu accusé ko ne day def li nga xamante ni mooy propagation de fausses nouvelles maanaam koo xamante ni day wax lu amul. jamono jooju population bi meroon fas yéene nag wane seen nakar ci mbedd mi. Senghor bi nga xamante ni mooy doomi tubaab bi nga xam ne moom la fi français yi teg ngir mu wéyal seen liggéey sàkku ndimbal ci armée française parce que jamono jooju réew mi tàngoon na armée française bi jàkkaarloog population bi ba ñu bëri dellu ginnaaw ba ñu mainteniraat li nga xamante ni mooy ordre ci biir réew mi dëkk bi daal. at yi ci topp dossier wu Omar Blondin Diop kenn waxatu ci parce que Senghor def na li muy def ak nguuram sàkkal ko pexe rey ko ci ab ndaw boo xamante ne nii mi ngi woon ci buntu àddunaam te dara ñoru ko woon lu dul xeexal réewam parce que bu ko neexoon def ni yenn intellectuels yi maanaam dem naa France jàngee naa ci école boo xamante ni Senghor def na fa concours amu ko nekk jeune intellectuel bu ko neexoon rangé wu ci côté ñoom Senghor mais def ko dafa taxaw jàmmaaroo li nga xamante ni nii mooy nguuram parce que xam na ni du intérêt li nga xamante ni mooy Sénégal tey mooy ñu dund jamono ji parce que ñu ci mel ni ay Omar Blondin Diop ñu ci mel ni ay Cheikh Anta Diop ñu ci mel ni ay Mamadou Dia ñooñu yéene yi nga xamante ni ni amoon nañ ko ci Sénégal bu leen bàyyi woon wala ñu jàppale leen ngir ñu yeggali ko tey Sénégal dépassé na stade bi ñu toll parce que ñoom xam nañ ne réew mi am na ay potentiel xam nañ ni réew mi mën na demal boppam parce que Sénégal lépp am na fi Sénégal bokk na ci réew yi suñu borom gën a teral ci li nga xamante ne nii mooy borom yi xam-xam ressource suuf si climat bi amul lu ñu suñu borom moyul position géographique bi fi ñu féete donc lépp suñu borom daf ñu ko jagleel donc amoon na ay élite ay nit yoo xamante ne nii ay révolutionnaire taxawoon nañ ngir Sénégal profité wu ci li ko suñu borom may
mais ñu ci mel ni ay Senghor ñoo leen sàkkal pexe tey Omar Blondin Diop ñu bëri fàtte nañ ko jamono jooju parce que amoon na intimidation tiitaloon nañ askan wi ba après kenn waxatul woon ay waxam ñu fàtte ko ci li nga xamante ni mooy histoire donc comme ñun nuñ koy defee saa su ne dañuy gëstu li nga xam ni mooy histoire doomi aadama yi nga xamante ni nii fàtte nañ leen ci suñu taarix ñu leen di fàttali di def ci ñoom ay vidéo di ko waxtaanee ndaw yi xam ko mag ñi nga xamante ni réeré woon nañ mbir jëmm yooyee nga xam ni jamono jooju yàqoon nañ seen der tuumaal leen ñu setal seen der xamal ni la leen doon wax la leen doon tuumaal amul dara lu ci nekk dëgg. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleeloon ko révolutionnaire bii di Omar Blondin Diop 11 mai bi nekkoon bés biñ doon fàttaliku ray giñ ko ray yaakaar naa ni lépp luñ ci wax rek njëriñ la te taataan ngeen ci lu am solo ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox tig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.